mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci Walfadjri TV leeru jamono la ca gën a fës ci boppu xibaar yi élection présidentielle élection tànneefu njiitu réew ca Mali ci dimanche tey ji lu ëpp juróom-ñetti million ngi doomi aadama fas yéene tànn tey seen candidat ya toll nañ ci ñaar fukki doomi aadama ak ñeent ñooy dagaan baatu askan wi ngir bëgg a falu président ca Mali bokk na ci président sortant ba di Boubacar Keïta ci kaaraange gu mat sëkk foofee ca Mali jafe-jafe ndox mi fii ci Ndakaaru rawatina ca Parcelles Assainies doxum ñaxtu moom la askan doon amal démb gàllu ay morceau xonk cur la leen metti mooy robinet ya mënatul xel li ku jëkk politique ya fa ne woon ne doyal nañu sëkk ci nguurug Macky Sall soxlaatuñu gis Mansour Faye ci bopp ministère gi yor wàllub ndox mi ndax ku mënul bawoo lu yàqu yeewa ñoo ko xamle démb ci seen doxum ñaxtu fale ca diplôme jafe-jafe tàbbi na fa lim bu takku ci ay liggéeykat njaatige kër ga bëgg a tàqalikook ñoom ne day tafantaloo jafe-jafe koom-koom ba entreprise ba am tax ma bëgg leen a xañ seen àq ak yelleef xañ leen liggéey foofee ca diplôme daa ngeen ci dëgg seen njaatige rawatina itamit kenn ka yor seen kaddu ci reportage yu Théodore Semedo dañ ci toftal xibaar yi ñeel bitim réew mbokk yi bu nes ki ma dikk ak yéen ci yaatalum xibaar yi. leeru jamono Walfadjri TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko door rek ñàkkum ndox gu tar goo xamante ne gox yu bëri ñu ngi koy dund ci jamono ji fii ci Ndakaaru fu mel ni Parcelles Assainies foofee am ndox doonu lu yomb ndax robinet xelleetuñu démb nag askan wi wane nañu seen mer wàccoon ca mbedd ma gàlloo morsoy xonk cur ngir métit lu li ni mel ku ci politique bi tamit ña nga fa woon jot nañoo sax ñaawlu doxalinu Mansour Faye jëwriñ gi ñu dénk wàllub hydraulique ne jot na mu tekki ndombol tànkam dañ ci teewlu ñenn ci ñoom ci micro Théodore Semedo. donc nit ñi dañoo mer dañoo sonn dañoo tàyyi dans la mesure où Dakar amul ay teen donc fii ndox su coupé nit ñi dañuy sonn du dëgg donc ñi nga xam ne aussi tamit seen i dëkkandoo lañu te ñoom ñu am ndox dañuy obligé di jël seen ndox di maye te ñooñu tam dañuy fay facture non amuñu yaakaar ndax Mansour Faye mun na régler problème dans la mesure où nit ñi nañu bàyyi di fal seen i goro di fal seen i mbokk ndax tey jii bu duloon Mansour Faye gorom la da koy dindi. ñàkk ndox fi mu nekk ñëpp a sonn ñuy wax ne daal mosuñoo gis gouvernement mu ñàkk yërmande ne gouvernement président Macky Sall yow nit ñaa ngi ñàkk ndox nit ñi amuñu liggéey ñoom li ñu tal mooy dem vacances dem noos yi dem France dem réew yi sedd yi bay ñi nga xam ne ñooy askan wi ñu nekk ci coono bi. ndox mi na am mooy minimum mun nga ñoo jaay lu ne mun nga ñoo jaay émergence mun nga ñoo jaay lu ne su la neexee de façon population yi su jotee dinañ wax. mais au moins am na loo xamante ne c'est un minimum nit ku si yeewoo suba ba guddi am na loo xamante ne daf koy soxla mooy ndox. ñu ñëw jàpp si parce que nit ñi duñu sonn soo demee Palais am na ndox mais ñi nga ñëw si quartier populaire yi amul benn ndox et ça c'est pas normal loolu nag seen jafe-jafe bu nguur bi indi la ñoom ñoo deful seen liggéey def prévision yu normal yi bay mbir mi toll nii incompétence la wane ñun nag ñu ñëw jàppale population yi pour ñu xeex lii mën fi jóge. mangoog mu doonoon doxum ñaxtu askan waaye yeewoo ca Parcelles Assainies jafe-jafe ca kërub liggéeyukaay gi di diplôme liggéeykat ya xëjootuñu ak seen njaatige la ko sooke mooy njiital diplôme ma nga ca tànk dàq ñu bari ca foofee la ko sooke bokk na ci day taafantaloo koom-koomu entreprise ba ne moo demeetul noonu ba tax na mu bëgg a dàq ña ca des liggéeykat ya ñoom lanku nañ ne duñu weel ci doxalin gi ni mel ba tax na ñu ngi sàkku ci nguur gi mu àddu ci ca na mu gën a gaawee ak la xew ca diplôme dañ ci teewlu Ibrahima Sey mayor seen kaddu ci micro Théodore Semedo. aussi pour permettre que dossier bi nga xam ne nekk devant la justice muy dossier 90 travailleurs nekk tribunal loolu la bëgg ëllëg si biir bis bu ñu ko condamné mu teg liquidation pour bañ leen fay parce que fu mu nekk dafa bëgg disparaître diplôme idée mooy diplôme du exister si entreprise yi bu ko defee ëllëg si bu ñu ko condamné pour ñu condamné ko du mën a travailleurs yi duñu ma jox ak seen yelleef loolu nag lañu bëgg dénoncer état bi
surtout le ministre des mines de l'industrie Moustapha Diop ñu ngi koy interpellé parce que gis nañu fan yi mu def tournée si sous-région di def tournée si entreprise yi di def tournée di xem mais nag bu ñu gisee muy def tournée te à diplôme les règles les plus élémentaires des droits des travailleurs respecté wuñ ko noonu ñaan y a quelque chose te Cheikh Mbacké Sy mu nekk sénégalais comme tout d'autres sénégalais comme d'autres patrons ñu koy permettre bi def yenn yi tey jii si diplôme ñu fa nekk tey 127 travailleurs la ñu woon ñu menacé travailleurs yi ba 125 ou bien travailleurs liquidé nañ def nañ ne pas négocier sous contrat parce que nee na leen su la ñëw négocier damay tëj kër gi damay dàq liggéeykat boo ko wax loolu wala am na ñoo xam ne amuñu seen degré dafa des ñooñu dem ñu liquidé leen jël nañ seen droit ba dem ñii def fi des nag ñoom depuis dem ba léegi fan yëpp ñu ngeen woo ne leen kaay ngeen jël seen xaalis ou bien ñu dàq leen tëj kër gi ñu xam ko nag yaakaar naa kër du demee noonu kër mën nga xam tëj mais boo koy tëj daa am fu mu war a jaar la loi 97 est très claire de ça daa am fu war a jaar pour tëj kër gi ñu interpellé ministre des mines président de la république que diplôme lu mu bëgg a def mënul wàññi personnel bi ba pare ne évoqué ay difficultés économiques ëlbatu ko encore ne day tëj entreprise bi ñun syndicats yi d'accord luñ si d'accord luñu fu ñuy wàññee liggéeykat d'accord luñu fu ñuy tëjee entreprise ñu ngi laaj nag état bi ñu jël seen matukaay. waa diplôme liggéeykat ya woon ci ay société publique ak parapublique lu mel ni Sotrac ak ndem si yàlla Air Afrique ak yeneen i kuréelu syndicat yu boot ay liggéeykat ya woon démb amal nañu doxum ñaxtu ci mbeddu Ndakaaru ngir sàkku nguur gi fay leen koppar yu mu leen amel toll na ci fukki milliards dànkaafu nañu kilifay bu fekkee ne dara sottiwul ci seen jafe-jafe dàq ñu ba amal xiifalu ñaxtu fileeg ay fan dañ ci teewlu Fat Bintou Diouf. jox ñu sañu moomeel ci kàddu yooyee la juróom ñaari junni agent di réclamer état bu Sénégal. dañoo sonn dañoo tay ndax boo xoolee collectif bi tey nit ñaa ngi dee benn par benn parce que boo xoolee tur bi ay xale nekkuñ fi ay mag a fi nag nag ngay mën a toogee ay mag ngay wax ak ñoom te yow li ngay wax ak ñoom ci sa biir xol xam ne du dëgg. ñoo bëgg ñu fay ñu sunu li ñu amel. loolu rek lañ bëgg moo waral marche bi tey. collectif bi 8000 liggéeykat lañ ak seen i njaboot. ñooñu mënuñu leen a sàggane te synthèse force du changement dina def lu mu mën pour que nguur gi régler problème yooyu. mais il faut que ñu fay leen loolu mënuñu ko mettre perte profit. ex travailleurs yooyee ñu ci bëri daan liggéeyee ca Sotrac Air Afrique Soteca ak yeneen i entreprise ñoom fu mu nekk nii dañoo bëgg opinion publique bi ak internationale bàyyi leen xel. nit nag kenn du ko pousse ba mu sës ci mur bi. boo ko poussé ci sa jimbiru mu def loo jàkkaarloog yow. bu ñu paree ci marché bi dinañ leen déglu bu ñu leen dégloo dégguñu loo xamante ne neex na dem directement grève de la faim parce que ñun dañoo dee ba pare grève de la faim danañ ko abóobe fii ñun ñëpp ñu suul ñu waaw parce que ñun amatuñ dara lu ñuy perte donc nañu lijjante suñu xaalis ñu fay ñu mu jeex. lu toll ci fukki milliards si suñuy koppar indemnisation moom la agent yile di laaj état bu Sénégal ndax la leen métti rek moo di la waral ñu dàqal waxtaan yi nga xam ne sumboon nañ ko am na benn attaque yi léegi collectif bi leen nag namul bàyyi benn yoon loxoom ci combat bi nga xam ne sumb na ko fu mu nekk nii nag fa mu jëm moo gën a métti ndax tif bi te dañoo bëgg a dem ci grève de la faim. ñu ngi koy jaajëfal Fat Bintou Diouf ñi ay artisan lañu maanaam ay liggéeykat ne ca terrain bu Sicap ñu war leen fa jëlee démb nag jot nañoo fippu ci seen toogaanu ñaxtu ne xel xalaatul ñu jóge fa ndax yàgg nañ fa lool joxoñ nañ ca sax baaraamu tuuma mairie bu Biscuiterie rawatina njiital club bu Ñaari Tali ne ñoo leen fa bëgg a yëkkati ci anam yu dëppoo ak yoon dañ ci teewlu Issa Tine. di biir ju tàng lool nara am ci terrain wu Sicap lu ëpp ay téeméeru liggéeykat ñoom ñëpp di ay borom kër mairie bu Biscuiterie di leen xupp ne da leen fee bëgg a jëlee waaye nag ñoom ñu lànk ko. maanaam dañoo nekk ci terrain de la Sicap di fi liggéey pendant 30 ans ñii 40 ans un jour vient rek comme nii sommation jógee mairie Biscuiterie boo xoolee 1999 mu ngi nii sommation 1999 lañ tàmbalee jusqu'à notre jour chaque 2 mois 3 mois. ñu andi ñu sommation yi taw entreprise la boo xoolee y a tout y a soudeur métallique y a menuisier bois y a lan tapissier aluminium am na kuy defar glace ak suñu mbokk mooleur yi ak suñu mbokk bool yi defar seen lal di jaay espace bu ñuy fubalee dañ leen ko bàyyil ba mat sëkk ñun ñoo ko def ay pneu nii
pour kenn bañ leen déranger ñii foo nañu foo ñuy liggéey. ba tax na sax ñu ciy tuumaal ñaareelu doomu aadama bi ñu toftal ci maire bi mu nekk itam njiital club bu ñaari tali di Mouhamed Djibril Wade ñu jàpp ne dafa bëgg a nangu barab bi nga xam ne moomu ko. deuxième adjoint au maire la moom mooy président ñaari tali moom mooy bëgg a jël terrain bi def ko un espace de football ñu xam ne nu mu demee ba pare ay intérêt personnel la nag Djibril Wade la tudd intérêt personnel ba pare ñu xam nañ ci muy def nii nu mu tudd ay pétitions yi muy def ci koñ yi. waaye comme dañuy tere sàcc ci dëkk bi ñoom ñu abal leen ñu toog di liggéey léegi ñeneen bëgg a ñëw bëgg leen a yëkkati ñooñu ay sàcc lan nan ay sàcc pire lan ku leen téye sàcc ku leen bàyyi sàcc nan bàyyi sunu njaboot gi ñu liggéey te yàlla tax nit boo ko dimbaleetul mu daan dooleem di liggéey danga koy bàyyi mu liggéey ñoom sonn nan bëgg a sonal xale yi. ñoom nag fas yéenew ñu fay jóge benn yoon ngir daal di dugg ci ñàkkum xëy ba tax na ñuy xupp ak a dànkaafu. ndax loolu mooy être humain ñu xamal ne maire bi na arrêté trop c'est trop bii mooy dernière sommation bu ñu koy wax nag beneen ñu koy andi bu ñu andi sommation bu ñuy dem duñu yóbbaale bëñ ça c'est clair sommation ko andi. mangoog mu doonoon ñaxtu yooyu les artisans ne ca terrain bu Sicap joxoñ nañu baaraamu tuuma Mouhamed Djibril Wade moom dina ne terrain bi gini mel te waral coow li club bu ñaari tali moo ko moom ba tax na lépp lu ca aju dañ ko ca dox Mouhamed Djibril Wade doon deuxième adjoint bu commune bu Biscuiterie ay kàddoom ci micro Isatine. waaw man defe naa ne man mii rek mënu ma leen fa jëlee parce que man deuxième adjoint la au maire la te Biscuiterie am na kilifa am na maire am na premier adjoint mooy am na conseil municipal te maire yi nag defe naa ne liggéeyam mooy mu dëppoo ak ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal. mu veille ci seen sécurité seen tranquillité ensuite seen cet ak seen hygiène banditisme bi gis ngeen nu mu demee ki raw na ci dëkk bi boo leen dugg foofu ci terrain bi boo leen doxantu ci seen caméra di nga xam ne ndax foofu dafa nekk jag na wala jagul ñun nag nekkoon nañu foofu ñoom ñoo fekk ñu fa dem nañu ba benn moment pratiquement mënuñu fa nekk ñu bokk ak ñoom ñun sax suñu équipe professionnelle sax dafa génn bàyyi fa cadets yi ak juniors yi ak vétérans yi ak xale yi nga xam ne saa ñu bëgg ñu dem foofu yenn saa yi football mais toujours dafa am ay accrochage et yàlla def na nag aujourd'hui gouvernement bi jël na décision pour jox ñu terrain bi boo ko joxoon keneen dañu fay jógee bu ñu ko joxee ñoom dañu fay jógee am na ay opération yoo xam ne autorités yi ñu ngi koy def loolu ça n'a rien à voir loolu ñu xamuñu ci dara ñoom xam nañ ne teguñu ci yoon te yéen boo leen dugalee seen caméra sax xool foofu def ko la fa nekk xam ne ñoom la ñu nekk teguwul ci yoon. am nañu nag benn comité bu ñu teg boo xam ne man présidé wu ma ko ku ñuy wax Mansour Dieng moo ko présidé ak ñeneen ak ñeneen xale yi nekk ci biir mag ñi nekk ci biir bàjj na ko dox nekk ci biir waa maire nekk ci biir autorité politique yi nekk fii yëpp nekk ci biir ñooñu defe naa ne ñu ngi ciy dox di ci wax am fii yëpp jaar ci yoon te man foofu boolu loolu aussi jiituwuma ci waaye nag kenn laa ci. résultat yi tukkeegum ci BFM bi ca diwaanu Pikine demeegul noonu ndax ñaari téeméeri candidat ak juróom fukk ak ñeent ya ca doon jongante ñaar fukk ak juróom ñeent doom ñoo jàll defis ña ca des fas yéene wutali ñaareelu xaaj ba ñoo ñee toll nañ ci ñeent fukk ak juróom ñeent maanaam téeméer boo jël fukk ak ñaar doom ñoo jàllagum ci BFM bi dañ ci teewlu madame Soumaré di kenn ca ña saytu googule examen BFM ca Pikine ci micro Théodore Semedo. waaw délibéré nañ commencé nañ ko ci bisimilah jeexal nañ ko ci alhamdulilah def nañ tout pour xale yi réussir mais ak grève bi xam naa moo tax xale yi ba pare xale yi tamit buñ jàng xale yi buñ nangoo jàng am nañ 254 candidats inscrits 3 absents. Premier tour on a 29 premier tour deuxième tour 49. 12%, oui, 12%. Deuxième tour yi nee nañ mercredi incha allah. jafek coow ca APR ba ne ca waxinaan Nimzat militant yafa ne ne gisatuñu seen bopp ci bile parti ndax cër ga ca war amaguñ ko ba léegi ak itamit wàccaayu élection présidentielle 2019 ne bu fekkee ne njiitu réew mi Macky Sall soppiwul doxalin mun na am lu ko metti lool ci yooyu la wote ci commune bu waxinaan Nimzat dañ ci teewlu Théodore Semedo. APR ci diwaanu Géejawaay dafa yëngatu anu li ko waral yenn militant yu nekk ci Wakhinane Nimzatt ñooy ñaawlu bu baax li ñu leen beddee ci seen biir parti. dama ànd ak ay gor di liggéey ak ñoom depuis 2009 léegi mu war a nag toog waxtaan wax ak askan bi wax ak président de la république. may ànd ak ñoom di liggéey boobu léegi chaque événement bu am nuy gagné 100%. façon jàppale bu nekk
ñu ngi koy jàppale di jàppale président de la république donc am lu ma metti loo xam ne parti bi war na leen ko defal ba léegi ñoom seen bopp lu ma yëkkati lu nekk suma ginnaaw dama jàppale dama liggéeyal bu problème bu ñëw ñoom duñ si gis seen bopp du bourse familiale du financement seeni doom aussi kenn jëlu leen du mbiru tabaski du suukaru koor du bee màkk loolu yëpp bokk na lu ma metti loo xam ne franchement ñoom dañ ci war a am seen wàll. moo tax ñu yëkkati seen kàddu di sàkku seen njiit Macky Sall daal di xoolaat bu baax ñi muy jox ndombal tànk te mu gën leen jox seen gëdd mu daal di leen jox ay responsabilité ci nguur gi. loolu moo tax it may wax njiitu réew mi mu bàyyi ñu nekk suma ginnaaw xel bu baax a baax a baax a baax parce que vraiment ñu ngi taxaw ànd ak man di liggéey même ñu ngi préparé actuellement sax élection yi pour ñu génn au premier tour. ñu mu doxee macha allah ñuy ànd di liggéey ànd ak sunu coordinateur départemental Alioune Sall ñu nekk si ginnaawam di liggéey mais dafa nekk loo xam ne moom mu gis mu xam parce que am na loo xam ne nit ki di nga nekk ak moom sax doo xam valeur am en tout cas daal am nañ fi maire mu ngi liggéey liggéeyam man maa ngi liggéey suma liggéey ñun ñëpp ñoo su Macky Sall jógee ñu ñëpp ñu ànd liggéey mais lu nekk ku nekk dafa am réserve boppam franchement oui. soo gisee nuy wax li moo tax nuy wax pour président jóg may responsable yi audience ñëw toog waxtaan ak moom ànd ak ay jeunes yoo xam ne franchement dañoo liggéeyal président de la teg seen bopp def lu nekk bu léegi mënuñu gis seen bopp vraiment dafa métti nit ki nag soo jiitee ay nit laaj na yenn saa yi loo bëgguloon def sax di nga ko def. militant APR yooyu bootoo ci responsable politique bu ñuy oowee Sada Sall taataan nañ soxla yooyu gannaaw bi nga xamee dañ doon janoo ak taskati xibaar yi. dañ jokkoo yéen fi si diwaanu Wakhinane Nimzatt Théodore Semedo Walfadjri. lu aju ba tey ci élection présidentielle 2019 ca Guédiawaye ay responsable APR yenn ca fii mi ci ak Golfe Sud yooyu les quartiers jot nañu daanaka booloo ngir waajal yile woote ak itamit fexe ba dooleel njiitu réew mi Macky Sall ci yooyu les élections rawatina matal parrainage bi ca Guédiawaye dañ ci teewlu Racine Ba mayor seen kaddu ci micro Théodore Semedo ñu ngi may xamal ne jàppandeegul dañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo ci yeneen i xibaar ba tey ci géopolitique bi la ñu desandi kuréel gu bees samp na ca Kaolack club citoyenneté de Kaolack boot ay kàngam maanaam ay cadre ca googule diwaan ngir mun a suqali Kaolack ak tamit delloo njukkal ndem si yàlla Lamine Diouf ndaje waxtaan gañ fa doon amal ca Saloum dañ ci teewlu Alhassane Ba. limaana li nga xamante ni mooy jëf yu baax yi doomu diwaan bi doon def ak wane ko ba ñëpp gis ko ñi leen di ay cadre ak ñi dëkkee ci Kaolack taxawal benn kuréel bi ñu tuddee club citoyenneté de Kaolack Pierre Ndiaye di kenn ci ñi ko taxawal ñëwaat ci li leen tax a jóg. képp kuy Kaolack quoi man daa gëm naa ni bëgg nga Kaolack maintenant problème bi mooy façon bi am na yoo xam bëgg nañ def mais amuñu peut-être cadre bon bu lañuy bañ ñëw ñi bon kii dafa bëgg fës parce que ñu bëri dañuy bëgg di def seen di ko def. dañ ko bëgg di def ci discrétion loolooy tax bon léegi bu ñu xamee ni y a un cadre comme ça mais bon mais c'est que ñun tamit danañ vigilant doo ñëw rek bëgg a utiliser cadre bi pour yenn action yoo xam ne laajuñu la ko donc duñ ko sax nangu duñ ko nangu def ñu loolooy bitu association bi def action citoyenne. ñoom Kaolack waaye ak yeneen i kàngam yu jógee fu nekk ñëwoon fekke si xew-xew bi ñu amaloon ngir njukkal professeur Lamine Diouf mi fi dëddu ne woon docteur en médecine interne ak doomu Bongre ñëwaat ci ni mu doon taxawoo askan wi. parce que dafa daan ñëw Kaolack si 15 jours yu nekk di ñëw di servir population yi te kenn du ko yëg di leen parce que buguloon nit ñi di jógee Dakar ak coono Dakar di dem ba Dakar moom da doon def si otom ay médicaments ñëw di faj si nit ñi loolu. mais lan la gën a noble acte yooyu donc loolu lañ tënn à lui dire merci. am na yoo xam ne dañuy def mais si suuf kenn du leen yëg loolu ñoom dañ bëgg ñoon di fësal ko. lu ñuy regretter rek mooy gaaw a demam mais def na fi liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la. ñu leen di remercier di wax rek ne que yëpp Kaolack lañ bëgg Kaolack lañ am ku ci nekk nag di nga seet lan nga ciy def. ñoom ñi lay taxawal les 2CK nee nañ mbir yi nu mel nag dinañ ko amaat ngir fësal ak wane bu baax jëf yu baax yi nga xamante ni saalum yi amal nañ ko ci seen i diiwaan loolee tax nag ñu fas yéene amal ay conférence ak ay concours ak ay prix yi nga xamante ni turu jàmbaar yooyu nga xamante ni siiwuñ lañ koy duppee Kaolack Alhassane Ba
Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Alassane Ba foofee ca diwaanu Saloum yegg si nañ ci xibaar ñeel bitim réew la ca gën a fës di élection présidentielle 2018 foofee ca Mali door nañ ko tey jii lu toll ci ñaar fukki candidat ak ñeent ñooy dagaan baatu askan wa ci yooyu les candidats bokk na ci président sortant ba di Ibrahima Boubacar Keïta doonaat na candidat ci les votes dañ ci teewlu Fatmata Sey. ci dibeer gi bésub wote la fële ca Mali li nga xam te moom mooy jongante njiitu réew mi la ñu oo askan wi ëpp nañu juróom-ñetti millions ñi nga xam ne ni ñoom ñoo fas yéene daal di sëgg ci vote yooyu nga xamante ni ñaar fukk ak ñeenti candidat ñoo koy jongante benn soxna daal di ci bokk ñaar fukk ak ñetti bureau de vote yi nga xamante ni tasaare nañ leen ci réew mi yépp ubbi nañu bi 8 heures jotee maanaam juróom-ñetti waxtu ci suba fas yéene nag daal di tëj juróom benni waxtu ci ngoon waxtu yi njëkk yi nag maanaam ñaari waxtu yi nga xam te ni moom moo jiitu gis nañu ne daal ñi nga xam ne ni ñu ngay dugg ci bureau de vote ya di sànni seen xob xaw naa tane rek lu ci mënte am daal mooy yooyu les élections kaaraange gu mat sëkk mu nga fa fanweeri junniy takk der tasaare nañu leen ci réew mi yépp ak ci fépp foo xamante ni bureau de vote la ngir ñu mën a wattu kaaraange askan wi ndax nag li nga xamante ni moo di wàllum kaaraange gi doon na lu fa gën a fës ndax foofee sa Mali jihadiste yi bëri na lool lu ñu leen di song tax nag ba lu ni mel faaw mu am ñuy fàttali tamit ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa communauté internationale ñoom it ñu ngi ne ràcc seen bët ci yooyu lay jongante njiiti réew. jëwrin gi ñu dénk wàllum courant gi fële ca Irak di Qassem Al Fahdawi moom nag élimaanu jëwrin gi di Hadar Al Abidi daan na ko nag dàq ci dibeer gii lee xibaar yooyee nag mu nga jóge ci bureau ba nga xamante ni moom la yor gannaaw manifesté yu métti yi nga xamante ni daal ñetti semaine a ngi nii mu ngi am ci bët saalumu Irak askan wi nag li leen métti mooy ñàkkum courant gi nga xamante ni ñu ngi koy jànkoonteel ci boobu lépp diwaan bii lee dogal nag la ko tax a jóg moom mooy wàllum courant gi nga xamante ni mu ngay gën dina sax askan wi di gën di yuuxu ndax nag ba ñu doon ñaxtu ca bët saalumu Irak waaye it ca Bagdad kàddu gi benn rek la woon mooy jëwriñ gi ñu dénk wàllum courant gi tekk ndombal tànkam ci ni mu gën a gaawee tax nag ba defal nañu leen li nga xamante ni moom la ñu bëgg lañu fa seetlu nag moom mooy njaboot gu bëri daal ay waxtu yu néew dong lañu leen di ñamal ci courant gi bés bu yàlla sàkk ca Israël ab xale bu jigéen a ngi nii di Ahed Tamimi moom nag bàyyi nañu ko tax nag ba daal defar nañu nataalam ci mur ba nga xamante ni moom mooy xaajale Israël ak Palestine ba ñu defar ca Cisjordanie moom mooy nga xamante ni moom mooy Ahed Tamimi doon na ku ñu ràññee moom ay atam toll ci fukk ak juróom-ñaar xale bu jigéen boobu daal di bàyyeekoo ca cellule ba nga xamante ni fa la prison bu Sharon ngir ñibbi këram fukki fan ak juróom ci weeru septembre atum 2000 ak fukk ak juróom-ñaar sa lañu ko tegoon loxo ca dëkkam bii di Nabi Saleh daal di ko nag ni ràpp ca kaso ba ndax nee nañu daal la doon dóori sox ab takk deru Israël la Ahed Tamimi nag ba mu ne tëll rek ci buntub dëkkam boobu di Nabi Saleh kanam gu sonn la ñu gis ci moom waaye nag karaw ga na mu meloon dara soppeeku sa xale bu jigéen bii nag moom askan bi yëpp dañu ko nawloo def ko jàmbaar goo xamante ni mu ngi xeex ngir am réewam moom nag dina dem ci bés bii lee ziyaara ji ki di Yasser Arafat ca xabroom ba nekk ca Ramallah bu fa jógee nag daal di ñibbiwaat dëkkaam bii di Nabi Saleh. yegg si nañ ci xibaar yi ñeel tàggat yaram benn ponk la di lamb ji Eumeu Sène dugg na ci taarixu lamb fii ci réewum Sénégal démb la doon roi des arènes gannaaw jël gu set wecc gamu daan Bombardier B52 bu Mbour démb la woon ci stade Léopold Sédar Senghor ndam gi ni mel lim bu takku ci ay jege ñaaleeg supporteru Eumeu Sène wane nañ ko démb riir gaak mbégte ba ca Pikine fësoon lool jàpp nañ ne daal ndam gi ñaar la ndax Pikine mi am arène nationale am roi des arènes gu fekk baax ca Pikine dañ ci teewlu ñenn ci ñoom àddunañ ci micro Théodore Semedo. jëlaat li nga xam ne ñoo ko moom te comme yàlla suñu borom bi joxaat nañu li nga xam ne Pikine moo ko moom dañuy ñaan yàlla mu jik Eumeu Sène jik bépp lii Pikine moom lii arène nationale bi mu ngi Pikine roi des arènes mu ngi Pikine kon nañu xam ne lépp Pikine la ñu bokk ndey bokk baay jàppalante ànd liggéey jëm kanam. waa Pikine ñoo kontaan parce que Eumeu Sène dafa yàgg bëgg bëre roi des arènes gars yi di ko xañ mais tey la ko yàlla dogal tey la koy dooraa bëre ñu am ko moo tax dañ see kontaan trop waaw ndax Eumeu Sène da ko war a ramper daf ko xeex yàgg ut roi des arènes
pour bëre ko gars yi mënuñu koo jox mu bëre ko mais tey yàlla leeral na ko. Eumeu Sène wàccoon na ak waa Pikine fu mu toll nii bu ko neexee na bàyyi sax man de li ma bëggoon defal na ma ko mat na sëkk bëggatuma leneen fu mu toll nii bu ko neexee na ba yàgg naa ut mais li mu doon ut yëpp pour waa Pikine la. di rafetlu tamit mobilisation bi waa Pikine def gis nañ ñoom Ama Baldé ñoom Boy Niang ñoom ñëpp jàpp nañ ci rafet na. guddi Pikine xew na tey waaw tey kay ñun ñëpp ñu ngi si ginnaaw Eumeu Sène dafay yàgg Eumeu Sène baax na yar na tabe na xolam rafet na waaw tay si nga mu ngoog Tay Shinga doon ay supporteru Eumeu Sène roi des arènes démb la loolee fës ca stade Léopold Sédar Senghor gannaaw daan gamu daan Bombardier bu Mbuur mbokk yi daan ci dikkat na mu gën a yaatoo ci yooyu les xibaar lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaaru digg bëccëg gi ci Walfadjri TV jaajëfal Cheikh Tidiane Diop mi ne woon ci machine bi El Hadji Ousmane Sène ne woon ci réalisation xibaar yi mbokk yi di lay jaajëfal ci ànd beeg Walfadjri ñu yendoog jàmm gontoog jàmm ak programme leeru jamono yàlla na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi